Soir d'info le temps ñu dem ci wàllu xibaar yi Cheikh Diop lañ si àndal Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papis. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo am jàngoro ji nga xam ne nag dañuy faral di daaru nag mën nañoo noyyi ngelaw lu féex ndax garab ba nga xam ne moom moo leen di faj daal dinay egsi commande bi egsi na fi ci Ndakaaru ni ki ëllëg daañu door li nga xam ne moom moo di séddale gi garab gi nag di phénobarbital nag mu mel ni ñàkk bi nga xam ne ñàkkoon na ko fi aji tawat yi di jànkoonteel ay jafe-jafe yu bari suñu ndaw dem ca service bu neurologique bu hôpital Fann sekk ab waxtaan ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu kër docteur ak itam ñi nga xam ne dañuy gunge aji tawat ji daañ ñëw ak yéen ci tawat gii di coronavirus ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàppaleen ne benn doomi aadama moom moo ci daal di faatu yokku ci limuk doomi aadama yi nga xam ne jotoon nañ cee faatu fan ñi ñu génn lu tollook juróom benn fukki nit ak juróom-ñeent ci doomi aadama ñoom ñoo ko amee niki tey ñeent fukki nit yi ak ñett ci ñoom nag di ay cas contact jamono yi nga xam ne mbas mi dal nay poñe réew bu Sénégal paludisme ku nekk xam na ko di kitam loraange yi nga xam ne mi ngi ko doon def ca réew bu Matam nag ca région bu Matam lu ci mel ni Kanel ak itam Ferlo foofee nag tagga tembe na fa ba tax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay acteur fas yéene jaaju ngir rek daal di xeex lu ni mel moom Moustapha Cissé Lo ñu daal di koy dàkk ci groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar xam ngeen li ko waral di audio yi nga xam ne daal nay tasa ci réseaux sociaux yi ba tax itam mu ci yàq mbelengaan ku ci mel ni Yakham Mbaye ak itam Farba Ngom mbokk yi li lépp yi tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu ñi nga xam ne dañoo amee tawatuk jël bi nag bu leen yaboo mën nañoo noyyi ngelaw lu féex ndax garab nga xam ne moom moo leen di rek faj wala bokk tax jël yooyee ñu bañ koy daanu daal na egsi fii ci Ndakaaru nit ki séddale bi nag daañ ko door nit ki ëllëg dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Leyti Ñing di chef bu service d'approvisionnement bu pharmacie nationale d'approvisionnement dañuy teewlu ay kàddoom Habib Faye ak Modou Diop ñoom ñoo ko taataan. am jàngoro feebaru épilepsie dañ koy utiliser seen médicament la donc comme Sénégal amoon na chance am usine boo xam ne dafa nekk fii ci dëkk bi di ko liggéey di ko produire di ko jox te PNA fu loo ko doon jëlee mais usine ba dafa dem spécial am ay jafe-jafe ba léegi arrêté nañ seen activité donc stock yi PNA dese woon foofu loo ko jëlee woon mënoo doon continuer di ko utiliser ba léegi. mais bi ñu yégee loolu ñun tam bi ñu ko xamee def nañ suñuy commande au niveau extérieur pour am chance su amaat yenn garab pour que stock bi fi nekk balaa muy jeex ñu mën a amaat yenn stock mais jamono ñi ñuy wax ak yéen pour yegsi na ba Dakar ay agsi na ba aéroport Diass ñu ngi ci formalité de dédouanement yi tey ba neexee yàlla balaa ñu wàcc dañ ko recevoir jokk nañ nag ñu ko war a jokk ñoom produit ñu ngi koy livré loolu ñëw avion la ñëwee. am na benn stock bu gën a am doole mi ngi ñëw par port lay jaar si navire yi feebar boobu tam du question da ngay dem rek di jënd di denc non da ngay jël li nga xam ne loolu sa ordonnance li ñu la prescrire nga xam ne stock bi dina fi nekk pour toujours incha allah. li ñu war a jot tey jii nii dina mën a couvrir au moins ba yi nga xam ne dinañ ko mën a utiliser joxaat yi nga xam ne dañ ko soxla en attendant mën na dem benn ba ñaari weer pour mën a couvrir besoin yi. laata commande bi di ñëw nag mu mel ni daal dinay jur ak njàkkare ci aju tawat ji waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen i ay waajur ndax boobaak léegi ñu ngi soxla li nga xam ne moom moo di garab bi te mënuñu ko woon teg gët ba tax itam suñu ndaw dem fa nga xam ne moom moo di ca service bu neurologique ba nekk ca hôpital Fann séq waxtaan ak ñi nga xam ne dañoo gunge aji tawat ji ba ci sax ñi yëngu ci wàllu kër docteur Aminata Mbare Sow. wayjur bu jaaxle tiim doomam bi nga xam ni dafa amee crise épilepsie mat na léegi fukki fan ñu ngi fii ci hôpital Fann ñu daal di leen hospitaliser ci service de neurologie. dafa feebar amee ay crise épilepsie ma indi ko fi avant may ñëw fi sax fu nekk dem naa fa wax dëgg yàlla ndax dafa amee ay crise
te crise yi li koy calmer mooy cardinal bi. garab gi nga xam ne ñun fii Sénégal ak Afrique moom la ñuy gën a utiliser pour faj épilepsie dafa manqué. kii man xaw ma ndax dina jógaat wala du jógaat parce que jël bi daf ko sonal trop ba dafa handicapé te cardinal bu manqué bi moo waral loolu. que koo xam ne dafa war a jël garabam te jëlu ko mën na indi lu bari mën na indi crise yoo xam ne du arrêté te crise su arrêté wut mën na indi musiba. li waral hospitalisation boobu nag mooy crise épileptique yi dañ ko sonal fan yile te loole bokk na ci li ko waral mooy garab gi wàññi crise yooyule dafa manqué ci pharmacie yépp fii ci Sénégal. Effectivement am nañu suñu malade yu bari yi ñëw yi bëgg seen garabu épilepsie lu ñu ow épilepsie ñëpp lu ma ko mën a nattali ci wolof mooy maladie buy daaneel xam nga dañ koy wax daaneel rab wala daaneel leneen moo day daaneel ni léegi problème bu ñu am mooy suñu pharmacie yi actuellement je pense que presque sur tout le Sénégal à part quelques pharmacies bu ñuy desal ay stock garab bi dafa manqué et loolu dafa métti lool pour maladie. Phénobarbital ñu gën ko xamee ci cardinal mooy médicament bi ñuy bindal ñi nga xam ni dañuy amee crise épileptique te monte dafa yomb lool. Sénégal rek mën nañu wax 250 000 à 300 000 épileptiques moo am actuellement ci Sénégal te ci su bari ay xale lañ. te soo gisee garab googu lu tax ñu koy bind lu bari lu tax nit ñi bari di ko jël benn nee naa la c'est parce que dafa efficace ñaareelu c'est parce que dafa yomb parce que épileptique lu mu bon su commencé jël garab gi dana mat ñaar au moins 2 ans ba ëpp ko. fii ci Sénégal ñi amee feebar bii di crise épileptique ñu ngi toll diggante 250 000 jàpp 300 000 te ñi ci gën a bëri ay xale lañu ñu jàpp nag ak garab gi nga xam ni moo leen doon faj di phénobarbital wala cardinal daal di manqué day yokk coono ak njàqare ci ñi amee feebar bi lee ak seen wayjur yi leen di toppatoo. Aminata Mbaare Sow cant ak ngërëm ñenn la maa ngi wax mbokki ne garab googee nag daal dinay egg si commande bi nga xam ne defoon nañu ko ci wàllu wér-gu-yaram la ñu desandi ba tey bi la yoon nag dañuy wax ci tolluwaayu mbas mi fii ci réew bu Sénégal benn doomi aadama moom moo dolleeku ci lim bi nga xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakken juróom-benn fukki nit ak juróom-ñeenti cas positif la ñu am niki tey ñeent fukki nit yi nag ak ñetti ci ñoom di ay cas contact ñetti cas importé la ñu am yoo xamante ni ñu ngi ko nemmee ko ci aéroport international Blaise Diagne ñaar fukki nit ak ñett cas communautaire la ñu am. dañuy wax ci leneen mbas mi nag xam ngeen ne lëmb na réew bu Sénégal waaye tam paludisme bi nag mi ngi wëy di defi njombe rawatina fa nga xam ne moom moo di ca région bu Matam fu ci mel ni Kanel ak itam Ferlo foofee nag la mbir mi gën a takkar naase ba tax itam autorité ya fa nekk daal di jàjju ngir rek xeex lu ni mel Ali Bandel Niang. lu ëpp fanweeri at a ngi nii sibiro mooy feebar bu gën a faat ay doomi aadama ci réewum Sénégal rawatina ci diwaanu dex gi fii ci diwaanu Matam mu ful sax Covid 19 bi nga xam ni bi mu tàmbaleek léegi du benn bakkan la yóbbaale donte nag ay jéego réewum Sénégal def na ko ba ñuy waajal période d'élimination bi waaye ci seetlu daal feebar baa ngay wéy di résister ci diwaanu Matam rawatina ci goxu Ferlo ak Kanel la ci ndorteelu nawet gi ñu ne nag foo kon taxaw seetlu am beneen pexi campagne ñu lal ko ngir xeex ak moom. parce que Sénégal dafa defoon ay jéego yu bare ci wàllu xeex sibiru ba dem ne war nañoo mën a tàggoog sibiru Sénégal dafa def ay jéego yu bare ci xeex sibiru bi bañ demoon ba am yaakaar ne tey jii Matam Saint-Louis ak Louga bokk nañ ci ñi nga xam ne ñooy njëkk a tàggalikoo ak sibiru mais ñu dem ba gis ne tey jii lu mel ni biir Ranérou biir Kanel mais li féete ci Ferlo bi ba tey sibiru bi daf fay gën a lore moo tax ñu tànn leen ñooñu pour def tey ji aspersion intradomiciliaire mënuñ ko def nag ci dëkk yëpp dañuy seet fi nga xam ne fa la sibiru bi gën a bare foofu la ñuy dem pour wàññi yooyu ci à travers ay insecticides yi nga xam ne dañ koy pomper ci biir kër yi. gannaaw bi ñu gisee ni symptômes yi dañoo nuroo maanaam Covid 19 ak paludisme tax na ba kilifa yi jàpp ni campagne gi ñu war a door ci doonu Matam dina indi ngëneel ci implication communautaire bi war a fës ngir ñu xeex ak Covid 19 bi. parce que dafa nekk ñaari feebar yu nuroo te Covid bi ñëpp gis nañ li mu def ci àdduna bi donc ñu amoon ñaari défi mooy loo xam ne tey jii dañoo war a xeex Covid bi. mais dañu war a fexe ba sibiru bi bañ a law parce que gis nañu ci ay dëkk yoo xam ne tey jii Ebola ba mu fa amee sibiru ba la mu fa rey ëpp na 10 000 doomi aadama
te boobu Ebola reyu ko li ñu deful nànk nag Covid bii nii suñu deful suñuy activité doxalin bu bees bi la nag kilifa yi fi toogal nguur gi fajkat yi élu yi ba sax ci organisation ndaw ñi ak jigéen ñi ñëpp kon joxante loxo ngir xeex ak ennemi maanaam fexe ba tàggaliko ba faw ak paludisme waaye jaar ci itam daal di baare yoonu coronavirus. Ali Bandel ñaa ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi wol yëngu ci wàllu kër docteur ni ki ëllëg fas yéene ñoo banque seen yoxo ngir saytu doomi aadama yi ndax am nañ mbas mi am déet ñi xam ne li ñuy mel di cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale nag di Cheikh Seck ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ñooñam beneen ab grève boo xamante ni namu nañ ko amal ci ñeenti fan jàpp juróomi fan ci weeru août bi nga xam ne dëkkmal nañ ko waxtaan dogoon seen digganteeg way taskatu xibaar yi Fat Bintou Konté ak Thierno ci àllarba bi ñi nga xam ne ñoom ñuy yëngu ci wàllum pàcc ñu xamee leen ci cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale dañoo fas yéene nag banque seen loxo lépp lu jëm ci wàllum prélèvement ci Covid 19 bi lii te nag ci mois d'août bi ñuy dugg si ñoom seen plan d'action bi ñu taxawal danañ ko gën a dëgëral. dañuy dem arrêté lépp lu jëm ci mbirum prélèvement yi ñu doon def ci labo yi ak ci service yi ci cadre Covid. beneen bi mooy le 4 ak le 5 dinañ def grève générale beneen bi ci topp mooy le 4 bi ci boppam dinañ organiser benn marche nationale boo xam ne dina jóge un des sièges du ministère de la santé beneen bi ci topp mooy dañuy def rétention d'information mooy lépp loo xam ni xibaar la ci li ñu liggéey dootuñu ko joxe. Cheikh Seck ak ay naataangoom nag jamono ji ña ngay ñaawlu recrutement yi nga xam ne fi mu toll nii ña ngi koy amal fii ci ministère de la santé te dara waralu ko lu dul nag yaa ma neex. dafa am ay fonds yoo xam ni japonais yi ñoo ko joxe ak coréens yi ay milliards yu bëri la ñooñu ma lay wax ñu recruter la fonction da leen di signaler ay contrat léegi nag bu leen ministère des finances joxe ay postes budgétaires ñu dugal ci seen i clientélisme politique lañ ciy recruter moo tax ngay gis recrutement yi. du recrutement bu jaar yoon. moom cadre unitaire des syndicats de la santé boobu pour la justice sociale ma ngay ñaawlu it lii nga xam ne moom mooy payum heures supplémentaires yi nga xam ne ca décret 1979 ba tey lañ ko basé wu mu di nekk injustice boo xam ne dafa jàpp ni dafa jigi dayu. heures supplémentaires décret bi ko régir ñi ngi ko signé woon 2019 79 ngeen baal ma 79 Abdou Diouf moo ko signé comme premier ministre Léopold Sédar Senghor moo ko signé comme président de la République. boobu li ñu daan fay 400 et quelques francs la loolu la ñuy fay ba tey alors que boo jëmee ci ñeneen ñi heure nañ leen fay ay 10 000 wala lu ko ëpp sax yaakaar nga ni décret boobu jotul tey ñu xoolaat ko daal koy corriger. ay problème yu bari ci secteur de la santé bi lee cadre unitaire bi nag jàpp ne fi mu toll nii danañ ko yuuxu ba mu jëm kaw ngir nag wàllu mën cee am. ñeneen ñoo xamante ni rek ñu ngi yeggee seen i jafe-jafe di liggéeykatu AFTU ñoom nag li ñu sàkku moom moo di ñu jox leen ab dogal ngir rek seen i ndaamaar mën a jël limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci am ay place ak itam ñi nga xam ne dañuy rek taxaw ngir rek ñu mën a fay ñenn ci ñoo xamante ni seen i ay liggéeykat lañ dañuy teewlu Ibra Gaye nag opérateur la ca AFTU Mohamed Samb ak Youssou Bara ñoom ñoo taataan ay kàddoom. li ñuy ñaan président de la république comme li mu wax ñëpp. ku ne dellu ci sa activité ñu di ko ñaan bu ñu mënee may suñu activité parce que dafa am ay banques yu nekk suñu ginnaaw ñu yor ay chauffeur war leen a fay salaire te dafa ni woon bu ñu dàq kenn oto yaa ngi paan ku am seetlu tuuti autoroute à péage bi bis bu ne ñu lonk ci suñu oto ci paan gasoil nag bor yi ñu ci amee kenn xamut nu mu toll kon nag daa am loo xamante nii su amee cim réew ñu bëgg di ko jooy ngir di ko wax ngir ñëpp am jàmm ñun pour ñun développement réew mi moo ñu yegg surcharge non duñ ñu surcharge parce que boo nee surcharge day mel ni ñun li ñu nekk yoon mayuñu ko mbas mi moo ñu ko xañ ndax lan bëgg a aar réew mi waaye minibus dans le monde entier foo dem am na debout am na assise donc nag suñu assise yooyu ak suñu debout yi forcé wuñu ngir jël ko dañuy ñaan parce que bu dul loolu ñun dinañ dem en pay parce que tey jii ñun bu fekkee dañu continuer ci bras rasé yi waxuma la yóbbu client yi mais dinañ xëy oto yëpp gaare duñu am gasoil bu ñu sol duñu grève nag parce que partenaire u état lañu boo gisee sax ñiy taxaw di wax mooy bu dul dara sax client yi coono bi ñuy daj ci yoon wi démb bi may ñibbi ci autoroute bi billaahi damay daje client yoo xamante ne dañuy dox ba ñun suñu jëmi bopp suñu yaram day daw
aywa ñu àddu ci leneen mu ñeel lépp lu soxal njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal ginnaaw ñaari weer nga xam ne yenn ci ay wayjur nag fayaguñu li nga xam ne moom moo di seen i payoruk doom nag foofee nga xam ne moom moo di ca Gabi School nag nekk ca Mbaaw ñi nga xam ne ñoom ñoo di wayjur yi taxaw nañ ca buntu école ba mer ba futtu ndax li ñu xam ne yenn ci ay ndongo yoo xamante ni nag dàq nañ leen mbirum kumba am nday la ak kumba amul nday seen ak janoo Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb fekke woon nañu ko. gannaaw ba ñu daxee seeni doom ñii di wayjuru ndongo école privée Gabi School bi nekk fii ci Mbaaw nag lañu mer ba futt la ñu def ci seen janoog taskatu xibaar yi ñuy ñaawlu lu ni mel. ñu naataangoo ay parents d'élèves Kabis mooy école bi ñuy jàkkaarloo suñuy doom nekk fi jànkonteeg ay jafe-jafe yu métti jànkonteeg jafe-jafe yi mooy école ubbi na ñuy dawal ba yàlla indil ñu pandémie bi mu impacté ñëpp nguur gi décidé arrêté cours yi ñu arrêté cours yi ñu wax ne dañuy reprendre ñaari weer yi ñu toog la ñu Kabis ne parents yi dañ koy fay ñu nekk di négocier mu def la sourde oreille ba commencé di dàq xale yi mu nekk nag affaire bu doy waar di un combat de principe. ñoom ñi la jàpp ne amul benn waxtaan bu dox seen digganteeg ñii di responsable école bi ne nag danañu yóbbu mbir mi ci yoon. beneen jéego bi mooy suñu génnee fii waxtaan nag askan wi dinañ woo huissier mu constaté ko déjà am na ay jéego yu ñu ci def sax bu ci mel ni maître ma soxna kan jot nañoo jokkoo ak moom ñu ngi koy liggéey ci suuf. dañ ko bëgg a yóbbu ci yoon exactement parce que on juge que suñuy droit dañ ko spolier traumatiser suñuy doom ñoom ils sont impactés ñun tam ni leen mbir mi laale noonu lañ laale ñëpp xam nañ ko. fexe nañ ay yoon jokkoog lii di direction bi waaye boobu ba léegi kenn nangu cee yey yàbbi. Ousseynou xam nga ne njàng mi ci daara yu kawe yi nag dañ ko door ci benn fan ci weeru septembre foofee nga xam ne moom moo di ci université Gaston Berger ba nekk ca Ndar nag ndongo nga xam ne ñoom ñoo war a dellu rek ca boobule daara li ñu xam le moom moo di ab njàqare képp dong la ñu am ngir rek daal di xam nan la ñuy dundeek li nga xam ne moom moo di virus bi Ousseynou Diop ak Habib Seck. njàng mi ci wàllu université yi dañ ko war a tàmbaliwaat benn fan ci weeru septembre bii. ci université Gaston Berger bu Ndar étudiants yi ñoom nangu na ndogal bu nu mel waaye nag am nañ tuuti njàqare ak ni nga xamante ni mooy coronavirus bi na mu gën a dugg ci askan bi. université monde la ku nekk dina fa tase parce que am na ñuy jógee Kaolack am na ñuy jógee Dakar am na ñuy jógee ci yeneen dëkk donc te coronavirus bi kenn xamul kan moo ko am te cas communautaire yi ñoo ngi gis que ni wàll bi gaaw na trop. at bi ñu weesu étudiants yu université Gaston Berger bu Ndar duñ ko mës a fàtte ndaxte at bu jafe la woon atum université ba sax dañ ko mujjoon gàntal ñi waroon a xaar seen ay diplôme mujjunu ko jot ñeneen ñi nekkoon ci yeneen classes yi ñu yóbbu ko ba atum ren jile mu mel na kon étudiants yi nekk ci université ñaari at a ngi nii la ñu nekk ci guta ñoom loolu dafa andi tiitaange ci ñoom. maa ngi sama ñetteelu at université Gaston Berger te mënuma fexe ba am licence te redoublé wu ma donc situation bi nekk situation boo xam ne dañoo tiital situation boo xam ne nekk nañ ko ci njaaxle di woote di pour nit yi conscientiser wu les autorités compétentes conscientiser wu ne université Gaston Berger dañoo jóge ci année invalide daaw 4 ans di nga ko def te doo am licence xamuñu sax ba xam dina yam ci 4 ans yi ndax coronavirus situation bu ñu. waaw loolu bokk na ci li ñu gën a tiital nag ndax déjà perdre nañ année te déjà rek jàngum université dafa xaw a yéex boo ci naree boole ak ay di perdre année day xaw a metti moo tax vraiment ñaanuñu daal que année bi blanche cette année vraiment. bokkoon naa ci ñu nekkoon ci problème boobu noonu parce que man daaw dama pare woon sama licence dama perdre toog naa 9 mois jànguma. donc te buñ doon waxante dëgg rek heure bii nii maa ngi master 1 mais heure bii waroon na fekk ñu. kaay yu wóor ngir benn jafe-jafe bañ a amaat ci université yi. juste rek xanaa ñuy ñaan que état bi dina ko booleeg ay mesures yoo xam ni dinañ mën a jàng dans de très bonnes conditions continuer suñu étude en même temps être à l'abri ci maladie bi. te ñeenti weer a ngi ni le xale yi toog ci kër yi demoon ci université yi. ak tàmbaliwaat bi ci Sénégal ñuy xaarandi ay junni étudiants demaat ci université yi mu mel na kon dellusiwaat bi war na ànd ak ay matukaay yu wér cëng rawatina ci wàllug wér gu yaram.
ginnaaw njàng mi ak njàngale mi ci leneen la ñuy wax mu ñeel langue politique bi fii ci réew bu Sénégal mbokk yi jàppale ne Moustapha Cissé Lo daal nañ koy dàq ci groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar xam ngeen li ko waral nag mu di kaddu yi nga xam ne biral na ko ci diggante ki nga xam ne moom moo di Yakham Mbaye ak Farba Ngom di am mbelengaan woo xamante ni daal dinañ koy yàq ginnaaw boobee nag mu daal di tas ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi ñu jaare fa itam daal di buur mbokk yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Chérif Diop noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fi ci télévision Futurs Médias Papis Diaw ak ganam ci soir d'info. alors jërëjëf Chérif jërëjëf Cheikh Diop Chérif mooy ñëw après à 20h kon ñu delluwaat si li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi Pierre je crois que ñu ngi si antenne bi alors ñu nëgëndiku donc tuuti.